mooy wér-gu-yaramu salarié yi ñu fiy liggéey boobu ñu ko soulever ñu ni man maa tax salarié yi fajuwuñu damay rappeler ba may ñëw fii fekk naa fi benn dette boo xam ne mat na presque 400 millions te ñi ma fi jiitu woon ñoo ko fi bàyyi mais boo ñëwee continuité de la gestion dañ ma yóbbu tribunal ñoom lañu yóbbu tribunal ma fekk procédure bi ma fay lépp ñu jël xaalis boobu ñoom ñii waxuma la ñeneen ñi parce que juróomi syndicat ñoo fi nekk ñoom ñu fa toogoon démb les politiciens encagoulés ñoom ñoo jël xaalis bi dem investir ko ci loo xam ni dañoo bëggoon préparer léegi lañu koy xam nag préparer lu ñuy naan retraite Mamadou Goudiaby moo doon diriger syndicat bi tey loolu ñu créé centre médico-social bu Pikine Mamadou Goudiaby mooy patron pour retraite am muy continuer di liggéey fa jël doomam teg ko comptabilité ñi fay liggéey yëpp jigéen ñi mooy jabaru gaaw UDT ñoo fay liggéey mooy ñooñu seen jabar ñoo fay liggéey donc bu ñu nee népotisme mooy di faral sa mbokk di faral ku la jege ci ñoom la fekk baax man fii Dakar dëkk kenn mënu ma reprocher ay affaire de népotisme parce que boo bokk ak man sax yenn jege ma trop sax yaa gën a sonn ñëpp xam nañu expression boobu fii c'est un conseil technique nee naa ne ku ma gën a jege yaa gën a sonn donc su may joxe damay jox ñëpp ba mu jëlee xaalis yow def ko ci li mu ko warul def yeneen syndicat yëpp ak salariés yi jóg yóbbu leen tribunal ne leen yéen ñi xaalis bi ngeen jël investir ko foofu pour uniquement préparer retraite Mamadou Goudiaby ak li ngeen def nii bind ñu ko ci benn texte te daañu ko régler inspection ubbi audit ministère de la santé ñoom xaarañu ministère de la santé autorisé ouverture d'un centre médical ñu commencé exercer ministre de la santé su Abdoulaye Diouf Sarr ñëw ne ko caabi ji rek tëj ñoom dañu am seen IPM. xam na ni da nga ko bëgg a def ci ñi nga xam ne dañ lay jiiñ baaraamu tuuma ak tamit centre bi nan la njëg li ñëwee ba xam tamit ak sa nu mu tudd sax ba xam da ngay nekkaat candidat ci sa syndicat bi dañ nekkaat candidat. voilà acca ñu def voilà donc maa ngi leen di gërëm di leen sant fan yii yëpp da ngeen di dégg ay nit ñuy wax rek ñoo ñuy wax laa bëgg ngeen xam ne ñoo yoroon IPM bi créé ko bor 387 millions ñu tëj pharmacie bi ñu tëj IPM bi daawul dox ñun bu ñu gañee élection yi dañu ñëw tijji IPM bi porte plainte directeur général mu fay bor yi yëpp bi mu ko fayee yëpp ñu gën a doxal IPM bi ba tey kenn ku nekk yaa ngi faju ba pare ñu ne pour yaxanal poosu nit ñi parce que IPM bi saa yi ñu génnee ñu surfacturé leen d'ailleurs l'ICAMO def na conférence de presse wane ne surfacturation bi moom moo tax mu bëgg convention avec les hôpitaux c'est très bien mais ñun dañu ne dañuy tabax centre médico-social boo xam ne day dimbali travailleurs yi boo bëggee échographie fii nga koy fekk boo bëggee sa bëñ defal sa bëñ fii lañ fekk cabine dentaire boo bëggee laboratoire analyse fii nga koy fekk sophistiqué avec des docteurs yi nga xam ne ñeneen ñi sax am nañu 20 ans de professionnalisme ñoom ñooy ñëw liggéey fii kon lii buñ ko defee dañ ko monté nag local bii ñu nekk localu IPM la bi ñi porté plainte dañu ne dañu leen di génnee direction générale moo ñu logé woon biir mu ne daf ñuy génnee mujj gi defagul ba léegi mais ñun nag duñu xaar ñu génnee ñu et puis suñu malade yëpp fii ci banlieue bi la ñu nekk ñu excentré ko ñëw loué lii dugal ci ay chaise dugal ci ay clim dugal ci lépp rafet na gaa gis ngeen ko mais loolu c'est pour l'IPM ba pare ñu ne IPM ñun puisque digg nañu travailleurs yi ne dootuñu dem ci hôpitaux yi pour yeneen maladies yi di ngeen ñu fat ñu ne ñu waaw on a regardé la loi le permet inspecteur bi ñu demoon démb loolu la leen wax mu ne loi may na leen ñoom ñu jël seen kër ba pare ñu fa ku leen neex ñu héberger fa ku leen neex donc amuñu lu leen neex ci préfet amuñu lu leen neex ci inspecteur parce que ñoom li ñu bëggoon mooy inspecteur ne Goudiaby da ngaa jalgati commissaire bi préfet bi ne Goudiaby doo tijji dañu ko bind moom it ñoom it pour que ñu wone ne ñoom d'accord uñu préfet ne leen bu boobaa dinaa bind bataaxal jox leen bind bataaxal jox Goudiaby sama kaddu
lépp lu ma fa wax ci bataaxal bi loolu ngeen di respecté parce que dootuma nangu kuy taxawaalu fii di sànni xeer dinaa ko embarqué. voilà monsieur Goudiaby tey ñoom dañu la jiiñ ne sax da nga luubal alal gi yow nan ngay def da ngay porté. waaw ku liibal may day fekk ngay yor xaalis am na un trésorier bi mooy chef comptable direction générale ñun même le PCA du manipuler xaalis ñi koy manipuler le trésorier du ko manipuler day joxe signer chèque mu xool les dépenses si les dépenses sont normales et légales mu signer chèque jox ko gérant. kon yow luubaloo. man luubal daba day porter plainte ñi nga xam ne ci à travers toute la presse jot naa ay éléments fu ñu ma jiiñee sàcc parce que sama der gii du ma xaar ba ma desee ñetti weer dem retraite ma koy tilimal bu fekkoon ne c'est des prébendes dem naa bu yàgg lu ne proposé nañ ma ko fi